Jakarta c'est pas un modèle économique viable Jakarta waxuma la dara mais risque bi rek Jakarta ñoom ñooñu ñëpp la preuve yàgg nañ ko di ko tere mais ces politiciens là qui donnent les Jakarta dans les kii parce que moom la ñuy politiquer léegi mais ñoom ñëpp duñ ko jox seen doom mukk duñ ko jox seen jarbaat ñu ngi leen wutal les meilleures écoles ñu dem jàngi ku ci bëgg tamit entrepreneuriat di nga ko wutal leneen lu dul Jakarta mais foo ci dem tey Jakarta boo demee Thiès Jakarta Ziguinchor Jakarta foo ci dem Jakarta le risque il est énorme booy bi saa bu xëyee jël Jakartaam génn këram mën na bañ a dellu si waat fii hôpital régional bu Thiès dem nañ ba dañu leen wutaloon benn salle boo xam ne pour Jakarta yi ñiy def choc c'est pas un modèle économique viable donc. jaa ngeen jëf mbokk yi dal leen ak jàmm fii si Ngueye Ngueye Tagga TV bu leen fàttee abonné nag ngir dara bañ leen fee raw mbokk yi dañuy ñëw ci jotaay boo xam ni Babacar Sarr la nu si yàndal dañuy jàngat kaddu jëmm ji ngeen jàkkaar lool mu yëkkati kaddu yu doy waar jëmale ko ci kii di Pape Djibril Fall damay bàyyi Babacar mu nuyu leen su ko defee ñu dicté leen kaddu yi kii di Ousmane Noël Dieng kaddu mi daal yu doy waar la Babacar nuyul ba pare. jërëjëf Cheikh Mamour yi ñu ngi lay fay nuyoo te amaat mbégte bu baax ak kontante di yegg si waat ci jotaay bi nga xamante ne si mooy seen YouTube Ngueye Ngueye Tagga TV di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci biir réew mi wala ci bitim réew ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoo ngi topp jotaay bi saa su ne ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te am mbégte bu baax ak kontante ci ñoom di leen wax ne seen groupe Ngueye Ngueye ca kanam reprendre na émission yi nga xamante ne si mi ngi ko baaxoon def tey ñu war a ñëw ci jàkkaarloog suñu naataango Mame Mory Seye ci li nga xamante ne si mooy kaddu yi nga xamante ne si Ousmane Noël Dieng yëkkati na ko jëmale ko ci ki nga xamante ne si mooy Pape Djibril Fall kon Mame Mory bismillah. bismillah kon ñu daal di dugg rek ci waxtaan wi nuyoo bi matale na Babacar léegi dañuy déglu kaddu yi mu yëkkati moom Ousmane Noël Dieng suñ ko teewlu ba pare ñu duglu ci sa xalaat nañ ko teewlu. Pape Djibril Fall sànni ma ko xeer xam naa ne dama koy conseillé rek ne ko bu mu nangu à chaque fois que Pape Djibril Fall yaa éloquent yaa mën a wax waaye man dama jàpp ne moom lu mu jot ak président Macky Sall moo ma jaaxal pour am dafa mel ni moom noonu la sax quoi du man pour man opposant la. nee na sànni ko xeer daf koy conseillé rek nee na tamit lu ko nit ñi di wax naan ko yaa mën a wax moo warul di topp loolu mais tamit nee na noonu président Macky Sall la moom Pape Djibril kii li mu wax ni waxu nit nga mën a jàppale waxu dof ndax Pape Djibril yow yaa ngi koy topp man maa ngi koy topp keneen tamit mi ngi koy topp yaakaar naa mbokk yi ñuy déglu ñi ngi topp Pape Djibril mais est-ce que am na dara lu si wane ni dafa def président Macky Sall noonu. macha allah amati na solo lool ginnaaw bi ñu teewloo kaddu yi nga xamante ne si Ousmane Noël Dieng yëkkati na ko jëmale ji ki nga xamante ne si mooy le journaliste Pape Djibril Fall fi may njëkk a jëmale rek samay kaddu mooy. ci rôle journaliste bi nga xam si Pape Djibril Fall moom lay incarné tey jii bu fekkoon dañuy jël ci journaliste yi nga xam si jàpp nañ ne maanaam bu ñuy wax éthique ak déontologie ci wàllu journalisme ñoom ñoo ko respecté maanaam bu ni woon dañuy jël kenn man gëm naa ni Pape Djibril Fall référence la modèle la maanaam ci ñi nga xam si ñooy yëngu ci wàllum journalisme te yaakaar naa la majeure partie des journalistes ak d'accord nañ ci ni Pape Djibril Fall ku respecté éthique ak déontologie la. muy bi nga xam si moom moo ci njëkk deuxième point bi mooy dafa ma déglu ci ay kàddu mu wax ni dafa mel ni ça veut dire que le mot dafa mel ni bi mu utiliser rek mooy ça veut dire que li muy wax maam nekkul loo xam si lu ko wóor la kon dès l'instant bi li muy wax moom wóoru ko rek yaakaar naa ne kon jëru woon muy avancer ci yenn propos yi ndax ku mel ni Pape Djibril Fall dafa am benn pente boo xamante si ci la nekk mooy lan mooy day joxe gis-gisam. mais dès l'instant bi muy joxee gis-gisam dafa respecter éthique ak déontologie bi nga xam si journalisme da koo laaj musuma gis benn yoon ci li may topp mën naa am nag ma juum mais ci li ma gis mooy musuma gis benn yoon Pape Djibril Fall maanaam muy développé nga xam ni kii dafa contre kii wala déedéet xam nga lu tax peut-être maanaam ni mu gisee maam bokkuñu moom gis parce que moom dafa am fu mu far dès l'instant nag nga far moom li ngay wax dootu mën a maam pour man sa point de vue la muy Ousmane Noël Dieng point de vue am lay wax moom mais Pape Djibril Fall li muy wax mooy farul ci pouvoir farul ci opposition bi mais lii tax Sénégal développé maanaam jéng yi nga xam si moom lañ ñu jéng
ñu war koo dajji pour ñu avancer yaakaar naa ni Pape Djibril Fall foofu lay wax jëm te loolu pour ñu wax ko il faut que ñu bàyyi raayalante bi te wax li nga xamante ne si moom moo ñu tënk ba pare wax it yan voie lañ mën a jaar pour dem ci solution yooyu nga xam ne moom lañ jëm yaakaar naa ni Pape Djibril Fall foofu la waxee te foofu laa gisago ni ba mu commencé ba léegi nii pour man li ma gis mooy gis naa ne mi ngi ci yoon bu baax bi te li ñu koy ñaanal mooy mu continuer ci yoon bu baax bi fas ko yéree bañ a wàcc ndax yaakaar naa ni ñi nga xam si ñoom ñoo ko doon encadré muy bi mu génnee ci école de formation bi muy jaar RTS ba bi muy agsi fi yaakaar naa tey jii mag ñi ko doon jàngal kenn du ci gis Pape Djibril Fall di rus tey ci kàddu yi muy yëkkati. jërëjëf ci njàngat boobu Babacar ak xamale gi nu gën a xamale Pape Djibril Fall man dama jàpp ni Pape Djibril dañ ko war a sagoo ñun waa réew mi rawatina ñun ndaw ñi dañ ko war a ndamoo tamit ndax dafa bokk ci ñi nga xam ni dafa gis ne réew mi dañu koo xoj réew mi bëgg naa dem waaye dafa am ñu ko téye wii tamit di not askan wi te loolu dafa war a jeex te li muy wax ci xam-xam la ko lal ci dëgg la ko lal léegi ñu mel nii nag jëmm yii di wax ñu mel nii ñoo yàq réew mi ñu mel nii su ndaw ñi jógee te moom mel na ni du mag waaye ndeysaan mel na ne am na lu ko jiital lool mais ñii suñu noppiwul ci di dal ci kaw ñu mel ni Pape Djibril ak ñeneen Pape Djibril ak ñu mel ni moom waruñu di noppi itam di dal ci seen kaw pour ñu noppi toog xam seen bopp nañ ko dégluwaat. day mel ni moom ennemi Macky Sall dafa mel ni xanaa président bi dama koy laaj Pape Djibril Fall xanaa président Macky Sall musul def lu baax parce que musuma gis nga seedal ko lu baax ci àdduna soo ne Jakarta emploi Jakarta baaxul kon Pape Djibril Fall xamul lu xew parce que ñuy dawal Jakarta ñu ngi joxe dépense seen kër yi est-ce que moom Pape Djibril Fall qu'est-ce qu'il a fait pour le pays moom Pape Djibril Fall lan la mun def am na ñuy dawal Jakarta di tabax seen kër di joxe dépense tous les jours parce que dafa contre président Macky Sall daf ko bañ ñun xam nañ lépp. fii ñëwaat na gën a dëggal ni président Macky Sall Pape Djibril daf koo bañ dafa bañ président Macky Sall ba pare lim ci teg mooy gën a jaxase ak Pape Djibril ñenn ci ndawi réew mi ndax ñi yore Jakarta mel na ni bëgg na leen booleeg Pape Djibril ni leen ni Pape Djibril daf leen xeet ci li ngeen nekk yow noo jàngatee loolu. Mamori Pape Djibril Fall man jàpp naa ne du noonu président Macky Sall waaye bokk na ci ñi koy wutal ay solution pour man ndax damaa jàpp ni question yi nga xam si Pape Djibril Fall da koy poser ñu war ci indi ay solution maanaam état du Sénégal dafa war a indi ay réponses ci question yi Pape Djibril Fall di poser loolu da koy permettre ñu am ay solution ci li nga xamante ne si mooy jafe-jafe réew mi kon jàpp naa ne Pape Djibril Fall du noonu le président Macky Sall mais ci question yi muy posé buñ ci basé woo indi ci ay réponses yu claires et nettes loolu moom moo ñuy permettre tey jii maanaam ñu mën a am ay solution mais tant que man état bi nekkuñu en mesure di répondre maanaam ci question yi nga xamante ne si ñu ngi koy posé muy des questions pertinentes ba léegi ñoom mënuñu ci indi ay réponses yu concrètes kon ça veut dire que maanaam journaliste bi li muy def mooy liggéeyam Pape Djibril Fall li muy def moom mooy liggéeyam di poser ay questions yoo xam si dafa soxal askan wi léegi nag état bi moo war a def tous les moyens maanaam pour mën a répondre ci questions yi nga xam si moom lay poser. ba tey Babacar ñu teewluwaat ay kàddoom kon ni ma ko waxee rek benn par benn lañ leen koy jox yéen a ngi fii si Nguénié Tagga TV wéy leen di ànd ak ñun. na bàyyi di ŋàññi président Macky Sall parce que président Macky Sall lu mu def moom deful xaaj bi président Macky Sall moom la yàlla fal muy dimbale Sénégal moom qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal Pape Djibril Fall nekk ci télévision rek ibbi gémmiñam di wax di xas te defoo dara pour Sénégal ah nit ñi ne la yaa mën a wax rek yaa mën a wax bu la tax a wax loo xamut na tëj gémmiñ nañ ko tuuti Pape Djibril Fall bëri na wax trop. fii nag dafa mel ni dafa fàtte ni faluñu Pape Djibril Fall waaye Macky Sall la ñu fal ndax mi ngi naan ko li président Macky Sall def yow defoo ko loolu moom daanaka waxu dof la gën a nuru waaw nee na ko itam faaw nga tëj sa gémmiñ toog si télévision rek ubbi sa gémmiñ di wax li tamit man daal dëgg daal man waroon naa si Sénégal daal yow loo gisee lii Babacar. jërëjëf Cheikh Mame Mori macha allah amati na solo lool comme ni mu ko waxee foofu rek ni Pape Djibril Fall li président Macky Sall def ko dafa am Pape Djibril Fall def lu am solo ndax le président Macky Sall sénégalais ñoom ñoo ko wóolu tànn ko ni ko 16 millions de sénégalais yëpp
yaay seen président ñaareel ba ñu dajalee impôt sénégalais ak dërëm ak ñaar dërëmi sénégalais yi budget jox ko amul lenn loo xamante ni si da koy def te di foo ci xaalis sénégalais yi pare ñu jox ko ñun suñu kaddu ni ko léegi lebal ci suñu tur te ñun ñooy fay kon yaakaar naa ni li président Macky Sall di def yaakaar naa moom waru koo comparer ak Pape Djibril Fall pour man président Macky Sall amul problème de mais tey jii problème mi ngi situé ci ñi ànd ak moom parce que jàpp naa ne man lépp loo xam si ñi ngi koy reprocher le président de la république xëy na taxaw na ci ni mu ci war a taxaw mais ñi nga xam si ñoo nekk ci moom ba pare maam ñu leen mën a soo mooy ñi nga xam dañ leen di compal maanaam ñooy takk seeni rajo di wax loo xam si xëy na sax arrangé wul président de la république parce que lu koy yàqal rek mais defaralu ko Pape Djibril Fall nag li nga xamante ni si moom la defar réew mi mooy lan mooy ku am éthique la déontologie amub yar ami teggin xam li muy wax teg ko ci xam-xam bu leer ay analyse am mu ko def ci ay fait maanaam day wax loo xamante si luñ mën a teg baaraam la ci mboolem boo xoolee discours am ak parcours am yëpp boo ko toppee di nga xam ni Pape Djibril Fall ce n'est pas n'importe qui yar nañ ko fi ñu ko war a yare jàngal nañ ko xamal nañ ko lan mooy jom ak ngor te xam ni daray àdduna pour man tiitalu ko ci li mu waneegoon daray àdduna tiitalu ko kon yaakaar naa ne bu fekkee dafa am ñu ñëpp te moom wax na ko ci ay kàddoom mu ni ñoom xamuñu ko kon ça veut dire que Pape Djibril Fall jàpp naa ni kon mi ngi déranger li muy wax am na ñu muy déranger te moom mii ci la bokk moom mii bokk na ci ñi Pape Djibril Fall di yëkkati ay kàddu mu leen di déranger alors que nag askan wi la fi Pape Djibril Fall nekkal bu fekkee ne dañoo dem ba nga xam si réew mi maanaam bu fekkee da ngaa bëgg a jaar ci da ngaa bëgg a jub di wax dëgg rek te yàlla tax dootoo am jàmm kon réew mi man mënatuma comprendre ban Sénégal lañ nekk. xanaa Sénégal bu doy waar rek Sénégal boo xam ne dëgg moom soo ko fi dee wax daanaka ne sa bakkar mi ngi si xottu nen saa su nekk jërëjëf Babacar am na solo bi ñu koy tëjee nag bu doy waar la tamit dafa wax lu garaaw. nañ ko teewlu. na bëri na tëj gémmiñam gi parce que maa ngi koy waajal yoo xam ne dina tëj gémmiñam par force parce que il est trop bavard loo ñëw président Macky Sall mel ni président Macky Sall musul def lu baax mais nit ki soo contré sax même boo ko contré bu defee benn lu bon def lu baax mais ne ko def nga lu bon tey xarab naa la def nga lu baax tey tàcc naa la suba mais lu président Macky Sall def nga na baaxul. nee na ko maa ngi lay waajal loo xam ni di nga tëj sa gémmiñ par force ndax gis na ni Pape Djibril dafa war a may jàmm président Macky Sall léegi liy wax ji nag mooy. lan la koy waajal ndax dañ ko bëgg a ji li juñoon Ousmane Sonko ndax maanaam dañ ko bëgg a rëbb sànq booy bi wala lu xew lan la koy waajal lan wax na lu garaaw de. tey ji bu fekkoon li nga xam si moom la wax ci état de droit dëgg lañ nekk maanaam wurta fanaan këram te waxul lim koy waajal ndax ci li ma gëm man ki nga xamante ni si te dana wax ni liberté de la presse dafa am ay limites Pape Djibril Fall jàpp naa ne mosut a déborder ci limites yi parce que lépp lu muy wax rek da ko teg ci xam-xam ak ay analyses yoo xam ne ci ay fee la koy teg kon bu fekkee ne mi ngi koy waajal te yaakaar naa ni bu ma juumul xam nga buñ lay jiiñ dara. ndax ñi ngi naan waa APR dañoo am ay nervi ay marron beige kon bu dee ça veut dire que li ma koy waajal tey jii lépp loo xam si arrivé na Pape Djibril Fall moom même bu fekkee defu ko sax nit ñi ñaaw njort ni moom loo xam génn ci te gis nga perception boobu mu def ci sénégalais yi mooy ëllëg lu ko arrivé mën na ñaaw njort ni ko waxoon na ko kon ça veut dire que kaddu. surtout nga nekk responsable maa am na yoo xam si war nga ko éviter bu fekkee am nga tuuti expérience ci kàddu yi nga yëkkati te jàpp naa ne kàddu yi mu yëkkati maanaam lu garaaw la moom na xëy na peut-être du ko xam mais lu garaaw la parce que boo nee nit ki am na lu ma koy waajal bu noppiwul mooy ça veut dire que lenn rek moo am mooy soit nga jël ay nervi parce que loolu ñu bari nañ koy wax ci loolu nga jël ay nervi
ñu attaqué parce que mooy le même cas bi nga xam si moo dal Guy Marius Sagna tey parce que am na ñu bëri ñuy wax ni maam Guy Marius Sagna ni mais l'essentiel lu mën di xew mooy attaqué gën attaqué Guy Marius Sagna rek jàpp naa ne waruñu ko woon def ndax kat nit ñi bu fekkee ci fii ci Sénégal dafa am maanaam territoire boo xam dana nit ki fii waroo faa dem wala fii nga war a limité wu maanaam nañ ñu ko wax bu fekkee ci réew mi journaliste buy def liggéeyam ñu ni ko waroo ko def parce que soo fekkee bay woo ni ngay defee sa liggéey ni nga xam si noonu la ko métier mi santé bu fekkee noonu nga koy defee dinaa la fexeel man mënuma comprendre réew mi nag moom fu ñu jëm. jërëjëf Babacar Sall réew mi si boppam dañ ko war a ndëppal waaw dañu war a ndëppal réew mi doy na waar loolu ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm di sant mbokk yam ñi nga àndoon ak ñu si jotaay bi kaddu yu Ousmane Noël Dieng lañ doon jàngat noonu mu nekk kaddu yu doy waar yu jëmale ci Pape Djibril Fall mbokk yi dig daje ba ñuy yóbbaale kaddu yi Pape Cheikh Diallo yi lay mi ngi ko jëmale ci moom Pape Djibril Fall jàngeen jëf. Le journaliste du peuple loolu nag mu ngi feeñ ci ay position wam ci biir jàkkaarloo xale la mën na li muy def mënoon na yem rek ci place journaliste bi mu doon waaye dafa ñëw ak ay idéologie yoo xamante ni xale yi nekk Sénégal yëpp dañ ciy gis seen bopp.